coalition yi yoo xamante ni bi xëy na dinañ ko détaillé ci biir journal bi surtout coalition Wallu ak Yewwi nga xam ni toujours li ma doon wax ni coalition bu ma joxul gëdd la bu ma gëmul man dafay feeñ par rapport ak yi fii ni muy ñëwee ndànk-ndànk Yacine mënoo ñëw joxe sa caution mën ma joxe sama caution nga indi say parrainage ma indi sama parrainage ku nekk war a dem ak liste boppam ba ñu génn ni Sénégalais yi maintenant ànduñu woon mais dañuy ànd ci vote yi kii mooy nekk tête de liste fii maanaam dañuy bokk ci benn liste demandoo ci ay élection xam nga loolu mooy yeyul képp koo xam ne yaa ngi topp lu jëm ci wàllu politique léegi bu fekkee rëkkale nañu liste bu waa Wallu léegi ñoom si toutefois mataluñu seen parrainage mënuñoo dem ci élection yi dina am ay député yu bokk Wallu yu nar a fallu ci listu Yewwi Askan Wi c'est paradoxal loolu lu mu tudd léegi jeu boobu kan moo ko joué donc bëkk dem bi ñu waxee laa ne man gëwuma parce que principe bi taxawaloon Yewwi changé wul te membre fondateur wala initiateur yu Yewwi PDS ci la bokkoon après mu démarqué dem créé ci Wallu léegi bu demee ba ci biir te dara changé wul mu ñëw accepté waat ginnaaw bi mu joxee caution ba noppi joxe déposé parrainage am ba noppi nanguwaat ni dafay àndaat ci composition wu liste yi am na ay nodi ñu dem ba ci biir bëgg a recalé-waat seen liste donc ñu fal député yu PDS wala Wallu ci biir coalition Yewwi Askan Wi gis nga amalgame bi mu commencé indi gis nga jaxasoo gi mu commencé indi léegi kan moo def planification boobu est-ce que waa Wallu yëguñu ko woon est-ce que dañoo pëtaxal waa Yewwi ci biir est-ce que dafa am ci waa Yewwi ci biir ñuy liggéey pour Macky autant de questions yoo xam ni déedéet ba ñu ne cap daa di gëmuma démarche Wallu ci biir Yewwi Askan Wi et ñu ngi ñuy lëre tey boo seetee ñoom seen démarche moo gën a salté fuuf démarche pouvoir bi waa Benno Bokk Yaakaar ci biir Sénégalais ci ku nawloo laaj Sénégalais seen kàddu pour teewal leen à l'Assemblée nationale parce que li ñu leen wax ak li ñuy joué bokkul ñi ñu leen wax ni ñooy nekk seen ay député bokkul et Cheikh Tidiane Dièye kii na dénoncé na ce qui se passe ci biir Yewwi def nañu benn communiqué ci biir Yewwi bu demee noonu ci Yewwi parce que Yewwi dañu accepté ci composition liste yi jeu bi leen waa Wallu dugal mais léegi ñaari coalition yooyu lan la ñuy joué ci biir Sénégal yi ak électorat sénégalais yi dafa vital. y a trop d'incohérence. mais bu ñu la gëmee noonu ba noppi nga ñëw di joué genre jeu yooyu ok Yacine tey da ngay dugg ci benn bureau ñu ni bulletin bi liste nationale Ousmane Sonko ngay voter mais département bi damay tànn kenn bëgg nekk benn parti bëgg nekk ay opposant ci beneen localité wala benn bureau nga ne ay partenaires ngeen mën a nekk ay opposant ci biir mais loolu nu mu tudd. ok bu ñu recalé complètement waa Wallu maintenant électorat Wallu kan la ñuy voter est-ce que ci seen pacte wóor na ni dañuy woteel waa Yewwi wala waa Benno la ñuy jox seen jeu bi dafa leer moo tax bëkk démb ba léegi mun nga koo xool ba ñu waxee laa ni ma góoma seen ñu ni ma du coalition alliance stratégique la mooy alliance stratégique te kenn ku nekk am sa liste ku ne am sa ay militants ku ne joxe sa caution ku ne dem ci législative ku nekk bëgg ay député ma ne même bu ñu amee majorité bi li ñuy bëgg muy majorité bu leen di permettre ñu am cohabitation du am dañ koy kase parce que am na ñuy jouer ci biir. am na ñuy wax alliance stratégique la parce que dina am forcément un gagnant et un perdant. non mais cohabitation dañ koy kase Yacine bu ñu nee ba assemblée nationale li ñu foog ni moom la ñu am ci doole duñ ko am parce que am na ñuy jouer lu ñu waxul ci seen biir loolu ñuy wax alliance stratégique et nañu moytu sax nag yuuxu ji fuñ ko foogee. boo sàgganee groupe parlementaire sax mën nañu koo am. parce que sénégalais ñu commencé di leen démasquer nag. Cheikh Tidiane Dièye ku la waxoon dina toog dénoncer. te moom mi nga xam bokk na ci serveur yi nga xam ni ñooy yokki benn Yewwi Askan Wi. Yewwi Askan Wi Cheikh Tidiane Dièye bokk na ci ñi ci ëpp xam-xam gën ci am planification stratégique bokk na ci yokk yi tey ba demee ba démarquer di yuuxu di dénoncer ce qui se passe nga xam ni ñu ngi leen di commencer démasquer. la ñuy jouer quoi. Wallu ak Yewwi lan la ñuy jouer. 7h51 minutes yéen a ngi ñuy suivre ba tey en direct sur Zik FM ak Sen TV di ñu suivre également si suñu plateforme digitale aywa Mambay. dafa wax lu am solo démb ma doon waxtaan ak benn analyste politique fi nga waxee noonu diggante Yewwi ak
nekk dafa ñëwaat say stratégie mu ne est-ce que waa wàllu ñëwuñu woon si ak doon ndox mission maanaam ñëw uniquement pour tas yee ñun voilà est-ce que wàllu doxul si woon mission ngir maanaam tas yee est-ce que yéen soxla woon a dëgg ngir ànd ak wàllu ngir mën a man maay tax man mu ñëw yaa jël en man ça me semble je dirais wax ma bizarre sax mais pour man dafa yenwul maanaam xam nga lan Ablaye Wade bi ñu jël def ko tête de liste wàllu man ça me dérange mais au plus haut point parce que je pense c'est Fabrice qui le disait tout à l'heure il y a certains journaux qui le disent Ablaye Wade mag la il a été président de la République du Sénégal il a été dans l'opposition pendant nangami at yi nga xamee ne def na ko Parti démocratique sénégalais bu fekkee ne mënuñu demal seen bopp wala wàllu mi nga xamee ne PDS ci la bokk mënuñoo demal seen bopp bay xëcc ku mel ni Ablaye Wade di ko teg tête de liste moi ça me pose problème j'ai vu benn contribution bu Samuel Sarr bind ci wàllu woowu qui se dit wadiste éternel et ànd ak Ablaye Wade depuis fort longtemps li mu wax man je suis très d'accord sur ce point mooy on ne peut pas prendre un maître Ablaye Wade di ko jël di ko teg ci boppu listu wàllu tey si jamais par exemple dañ ne dañoo recalé wàllu ça veut dire recalé nañu Ablaye Wade ak ñi mu àndal mais est-ce que donc ça va pas rejoindre également le soupçon ou les soupçons de Mansour Diop qui dit que est-ce que wàllu ne travaille pas ou le PDS ne travaille pas pour la coalition au pouvoir aujourd'hui muy Benno Bokk Yaakaar il y a beaucoup de questionnements autour de ces élections et surtout de ces parrainages mais il y a une grande question c'est autour de déggoo ba ñu war a déggoo wala bi ñu déggoo wala bi ñu fas yéene nas pour jëm ci élections yi parce que am na lu ñuy doxalee non seulement Benno va tout rafler mais après finalement tous ceux qui disent opposants finalement ñoom ñooy xeex seen biir ba far jox doole ñi nga xamee ni ñoom nañu war a opposer muy Benno Bokk Yaakaar. parce que diviser pour mieux régner xam nañ ne saa su ne xam nañ ku muy profiter te nag bu ñu waxantee dëgg rek wàllu fu mu nekk yëngu na biir Yewwi Askan Wi également dafa yëngu nga xam ne nii yéem nañu bari te loolu kan lay profiter coalition bi nga xam ne moom moo nekk au pouvoir di Benno Bokk Yaakaar nee nañ analyste boobu ma doon waxal analyste politique bi nee na législative yi investiture yi ngay xam dëgg na kan mooy liggéey ak Macky Sall ak ku dul liggéey ak Macky Sall parce que nag dañ doon wax naan Bougane day liggéey ak Macky mais xanaa nag doo liggéey ak Macky après mu lay écarté di la écarté rek nga continuer di ko toog masque yi dina wadd nañ waxante dëgg di nga liggéey di nga liggéeyal Macky Sall yow nga mu ne la doo bokk ca élection nga continuer di nga liggéey parce que wóorul na leen ni daañu dem moment bi ñuy teg Abdoulaye Wade ci tête de liste wàllu teg ko ba noppi ni déglu li paradoxal Abdoulaye Wade yow yaay suñu tête de liste mais bu ñu eggee ci élection yi ci suñu alliance stratégique bi Ousmane Sonko leen di voté liste nationale. tey. PDS waa dëggantaan. dinañ Abdoulaye Wade yaay si tête de liste. waaye Sonko lay voté. yaa angi suura. xam nga bëri na ay noo dem waay. de bëri ay noo di ay coalition bi moo compatible. de bëri ay noo di ñu xuma alliance stratégique boobu compatible. alliance contre nature la. waaw du ci yéen a kaay groupe des médias la ñu koy doore Yacine di la tribune Bougane Gueye Dany moom nag démb yàq na lu mel ni xeme nguuru Macky Sall rawatina Antoine Félix Diome ndax nag dafa mer lan moo ko mer loo mooy dañu ko recaleeti moom nag comme dañu ko recalé woon ci présidentielle ndax ay signature moom it ñu recalé waat ko kon nag ci li nga xam ne moom mooy ay signature ci législative yi moom xam nga démb dama doon wax waa Yewwi Askan Wi ñoom Abdouras ngir yàlla bul ma trahir lañ leen war a wayal mais moom day sekk signature boobu lañ ko war a wayal ndax saa su ne moom it ay signature mooy nekk problème am alors moom nag démb mer na ba futtu nag nee na bu fekkee dañu yaakaar ne na mu demee woon ci présidentielle yi noonu lay demee waat ci législative yi ndax nañ seen bopp ndax moom waa gëm sa bopp ak waa jàmmi gox yi nee nañu dinañ dugal ab lettre ngir nag contester ca niveau si direction générale des élections ca ministère de l'intérieur tey ji bu 15 heures jotee ñu ngi fay joxonte dig daje ngir nag dugal fa seen lettre ndax nag législative yi nee nañu gisuñu dara lu leen cay teree dem xanaa ñu jaar seen kaw maanaam seen i néew moom Bougane Gueye Dany loolu la xam ne dem si janoo googee taskatu xibaar yi lu yëngu lu nekk la ko yëngal moo ko ëpp doole ma jóg nee na suppléant ba ñu ko def ci biir Yewwi Askan Wi loolu soxlaw ko yittewoo ko te du yëfam
te honoré ko moo tax nag lépp luy activité ci biir Yewwi Askan Wi daf koo gelé teg na ko ci suuf donc daanaka daal moom war na ginnaaw waay Yewwi Askan Wi ba noppi it xam leen ne nag la ko metti du lenn lu dul seen investiture yi nga xam ne def nañu ko ba noppi def lu leen neex ba tey yéen a kaay groupe des médias législative liste wàllu moom dañu ko rejeté bu wàllu PDS et ses alliés ñoom it élection locale et législative yi. boo xefee duñ ci bokk de. waaw PDS parti démocratique sénégalais parti moom gëj na bokk ay élection de bu weesoo locales yi gëj nañu bokk ay élection de waa parti démocratique sénégalais. pour le moment daal invalidé nañ leen. waaw pour le moment ñoom waa wàllu am nañu peut-être 48 heures ngir mën a soppiwaat ci li nga xam ne moom mooy seen signature yi nga xam ne moom la ñu wax ne faw ñu remplacer ko Yewwi wàllu les listes de la frustration ndax am nañu ci maire yu bari nag ñu nekk ci biir Yewwi Askan Wi comme ci biir wàllu Sénégal Cheikh Tidiane Dièye Ndeye Fatou Diop Blondin ñoom nag kenn ki 28e place la ñu ko yóbbu kenn ki 29e place ci liste Yewwi Askan Wi ñoom foofu ñoom am na lu leen metti lool. avenir Sénégal bi ñu bëgg ñoom nee nañ mbirum copinage la maanaam ay juróomi doomi pendanaar yi ñoo daje defal seen i liste xool ñi leen neex ak seen i xaritoo def ko nag séddale bukki defar seen i liste loolu duñ ko nangu mu mel ni Madiop Diop sànq maa ngi koy wax nee na nag suppléant ba ñu ko def ci département bi loolu soxlaw ko bëggu ko kon nag neexul ba neex moom gelé na activité am ci biir Yewwi Askan Wi Bart moom moo dirigé liste Yewwi Askan Wi fii ci Dakar Guy Marius Sagna moom la ñu teg sa Ziguinchor jàppale na kon loolee moo nekk ci Vox Populi ba tey gëm sa bopp jàmmi gox bi Fadel Barro Bougane Gueye Dany joxante nañu loxo nee nañu bu fekkee législative yi dañ leen si bëgg a génn bi yeboo ñu xam ne seen i néew la ñuy jaar ndax nag cette fois-ci ça ne passera noonu la kii wax ça ne repassera ça ne repassera ñoom nee nañ cette fois-ci moom xel xalaatul ñuy bàyyi mu jàll ndax xam ngeen ne kon xalif général kullu murit dafa war a gane si waa Dakar donc nag ñu ngi nekk di ko waajal mbàkk yu fay jëwriñ bi nga xam ne moom moo nekk sa Masalikul Jinaan nee na instant bi ñu ngi ci wàccaay li ndax kendal gi wala nganale gi dafa war a mucc ayib ndax xalif bi mooy ñëw te nag gan la gu mat gan naka ñëpp dalal moom mbàkk yu fay loolu la wax jëwriñ sa Masalikul Jinaan représentant xalif bi suma juumul donc nag maa ngi waajal ngan gi jaasi na nga koy waajal El Hadj Mansour mu ngi koy waajal Birahim Diadji Touré moom loolu mooy biti la fanaan donc moom it mu ngi koy waajal sunu xalif bi ñu ngi koy dalal jàmm nag fii si diwaanu Ndakaaru législative yi ak bombe des listes électorales la ñu ko tuddee investiture yi bi mu génnee ba léegi coalition yëpp yëngu nee nañu am na si par exemple waa Yewwi sama xarit Bara Diouf moom mi ngi nekk Tëngéej nee nañu waa MRDS ñoom amul fenn fuñ gis seen bopp ci biir Yewwi MRDS donc ñoom dañ leen ci sepp ba mu set Bara Diouf moom lañ doon xëccool commune bu Rufisque Ouest moom adjoint maire la ci mairie ville bu Tëngéej Yewwi la bopp moom nee na waa MRDS amul fenn fu ñu leen investir ci liste Yewwi Askan Wi xam nga ñoom ñu ngi ci biir Yewwi Askan Wi moom dafa jàpp ne dafa bokk ci membre fondateur yi wala MRDS dafa bokk ci membre fondateur yi te ñoom amul fenn fu ñu leen investir Bara Diouf maa ngi koy gis moom. victime alliance stratégique. voilà moom mi ngi noonu. comme alliance stratégique bi de li mu def ci victime. ba ci cëppaandoo la. coow li bari na ci lool. L'épreuve de tous les dangers fu mu nekk nii nag ñoom ñoo bindoo ni tama ñu tëggee leen ñaari boor waa ministère de l'intérieur rawatina Antoine Félix Diome ndax ñoo am la lourde tâche maanaam saytu li nga xam ne moom mooy signature yu baax yeex yu baaxul yu doublon yeex ñoom seen source a dafa ñëw ci réaction très houleuse des leaders yi nga xam ne dañu leen zappé wala ñu classé leen fu nga xam ne sori na lool sama tonton Daouda Niang bu parti démocratique sénégalais fidélité ñëpp xam nañ ko ci ciment la benn yoon la tooy mais ñu yóbbu ko 23e place ci liste bi loolu tamit 23e place ci liste bi donc franchement. ci stratégie dañ ko bëgg a yóbbu lan lépp ci stratégie ba la. stratégie ba la. Galotaan ñëpp xam nañ li muy tekk ci bi parti démocratique sénégalais moom sax dañ ko investirul moom Galotaan. Ndiagne Diop dégg naa moom la ñuy def benn bokk yaakaar département bu Tëngéej député maire Ndiagne Diop. Hamidou Daaj moom nee na wax fa dëgg neex yàlla bu mu gisee liste bi dafa mel da doon gént. moom gisee liste bi moom Amidou da doon génte ndax yenn classement yi wax fa dëgg neex yàlla dafa dem ba moom gis su boppam moom ak njàqarelam da doon génte il a fallu mu dompat boppam pour xam ne nelawul Moustapha Guirassy
ko xam Moustapha Guirassy xam ne moom wax fa dëgg neex yàlla profil bu baax la Moustapha Guirassy moom nag ay kàddoom la yëkkati jëmale ko ci Ousmane Sonko xëy ñoñam nee na wax fa dëgg neex yàlla da ngeen ma décevoir moom Moustapha Guirassy loolu la wax. moom itam victime stratégie. waaw moom si stratégie bi la moom it ba tey ci stratégie ba Mamadou Thiam mu ngi sàkku ci frustré yi ñoom ñëpp ñu bañ a ànd ak liste investiture bi moom Mamadou Thiam ba tey c'est stratégie ba maître Moussa Diop noonu il a pour sa part fustigé le fait que ni lui ni aucun de ses responsables ne soit investi. victime aussi. moom it c'est stratégie bi la alliance stratégique voilà en tout cas ku si nekk ay réactions yi nga xam ne ñu ngi koy am di ay frustrés yu ñu dajale ñu joxe seen xalaat ci li nga xam ne moom mooy ci investiture yi ci biir Yewwi Askan Wi. pendant ce temps Mame Mbaye président Macky Sall nee na le Sénégal a connu une baisse de 5% du taux de pauvreté jàll. ndax démb la ko wax waaw loolu rek laa bëggoon ñu. démb la ko doon wax. waaw ci bi muy séddale li nga xam ne moom mooy. 80 milliards 80 milliards ku si nekk. 43 milliards de francs. j'espère que ñenn ñi jot nañ seen i message donc 80 milliards yi jëm ci la ma doon séddale ni ki rek démb. L'As Quotidien dafa ñëw le patriarche le challenge et le revanchard à l'assaut de l'hémicycle mu ngoog Wade Sonko Mimi Touré tête de liste nationale. mais man fii El Hadj wax nga dëgg de Mimi Touré Ousmane Sonko ak Abdoulaye Wade kan moo si tête de liste nationale. si biir wala moom mooy wàllu wala bu Yewwi bi. entre Ousmane Sonko ak Abdoulaye Wade. waaw tête de liste nationale ñoom ñaar ñëpp ay tête de liste nationale lañ wax. te ñu bokk ñuy voté. voilà Yewwi implose Moustapha Guirassy maire ba futu la def Mansour Sy Djamil ak moom ci kanamu Cheikh Bamba Dièye docteur Babacar Diop moom it kenn investir ko docteur Babacar Diop bu Thiès voilà mu mel ni kon jeex na. jeex na kay. waaw kon jeex na mais tey Yacine bul fàtte ne tey le 11 mai anniversaire u Bob Marley mais li ma si jaaxal les Rastafari yi. ñoom Mame Sidi ñoom ñi màggal seen bés. la nga xam ne moo doon dessert bi dafa manqué parce que nag waa MFDC sunu l'armée bi ñu leen songee dañoo saisiroon yàmbaa jëpp. non Rastaman philosophie la. xam nga loolu philosophie. am na ñoo xamee ni amuñu ay rasta. doon ay Rastafari nu ñu leen di mën a woowee. comme yow. non pas moi mais am na ñoo xam ni philosophie bi la. amuñu ay rasta defuñu ay njañ ñu ngi koy wooye mais ils se disent rasta du ñu jeex sax mais il faut pas confondre nag rasta yooyu ak ñuy wooye ay njañ yoo xamee ni Baye Fall yi ñoom ñoo koy yore. y a une différence la précision parce que li nga ci tudd Mame Sidi moo tax may wax. Mame Sidi ban la ci bokk moom. Mame Sidi Baye Fall la. njañ la Mame Sidi Baye Fall la yow doo taalibe ba Marley. Baye Fall la Baye Daaru la Baye Fall la moom Baye Fall la. Mame Sidi waaw. doo taalibe ba Marley de. merci beaucoup Mame Mbaye Ndiaye ñu jàll ci xibaar yi ak